mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi am mbégte di leen dalal ci suñu émission bi ñu naan clé en main di am samedi bu jot diggante 11h ak midi tey nag ñu am mbégte lool di fi dalal koo xamante ni bii du gan ci émission bi ndax jot nañ ko fee dalalaat ko fi sax suma jumlee muy Cheikh Mafodé Ndong Cheikh Mafodé Ndong tey nag mi ngi ñëw comme bii weesu rek di waxaat ci góor gu tedd goo xamante ni bii histoire am wax dëgg yàlla intéressé na waa Sénégal di kilifa diine gu mag di Cheikh Fodé Lamine Ndong Cheikh Fodé mi ñu fi dalal nag maanaam ci famille bi la bokk sëtam la te it moo yore kàddu njaboot gi ñu naan ko porte-parole de la famille kon Cheikh bi ñu ngi lay dalal ci émission bi tey clé en main bisimilah. ñu ngi leen di delloo nuyoo di wax wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu waa rajo bi di nuyu kilifa rajo bi di nuyu itam ñi ñuy déglu ñëpp à travers le monde. di kontaan ci invitation bi encore une fois. merci. jërëjëf Cheikh Fodé Cheikh Fodé ni ñu ko xamee tey tamit ñu ngi dellu si waat ci kilifa gu tedd googu ñu naan Cheikh Fodé Lamine Ndong waaye liñ poñ bi ñuy njëkk jukki tey moo di ni booy wax ci nit dafay baax nga xam li tubaab naan camper fixer le personnage ñu xam exactement ki ñuy waxal kan la ndax moom bokk na ci ay kéemtaanam dafa bari ay tur bari ay jaar-jaar ba noppi it mu am li ñuy wax incompréhension peut-être ci yenn tur yi ndax amaan na xëy na jaar-jaaram la ak tamit ni mu jàkkaarloo woon ak tubaab yi ak yu demee noonu ndaxte ku xam guerre xam ni day am tactique de guerre ba yooyu yëpp tax na ba am na ci daal loo xamante ni bii parce que boo demee Casamance dafa am lu ñu koy woowee nga ñëw Île du Saloum am lu ñu koy woowee nga demaat ci beneen gox mu am neneen lu ñu ko tuddee loolu yëpp tax ba dafay dem ba boo waxee benn tur ci moom duñu sax xam exactement ndax moo reflété yeneen tur yi waaw wala déet du ma ne confusion waaye loolu dañ ko war a équivoque boobu dañ ko war a yëkkati déjà moom ñaata tur nga xam ci moom góor gu tedd gi. tabaarakallah Jibril Diop sa question bi am na solo. mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong mi ñuy tudd tey li mu yor si ay tur lu mu bon mat na juróom benn. tur yooyu itam bu si nekk jaar-jaaram moo ko andi juróom benn tur yooyu bi si jiwatu mooy jaata ba mu juddoo si ili dëkk bu ñuy wax joogaan ay waajuram dëkk fa ñoom ñoo ko tuddee jaata comme ni ngeen ko xamee ñoominka ñun ñoominka lañu maanaam séeréer yi nekk ci biir géej gi nekk ci ili ñoo soose yi ñoo bokk da ngay gis sax boo demee dëkk bu mel ni Bettenty ñoom ñëpp ay séeréer yi ñoominka lañu mais dégguñu benn doo dégg ñu wax benn baati séeréer soose rek la ñuy làkk donc jaata baati soose la jaata ci soose mooy jatoo mooy gaynde noonu lañ ko tuddee ba mu juddoo lu tax xaw ma ko ba mu juddoo ba am ñaar fukki at ak benn dem Gambie jàngi alxuraan histoire yi dem Gambie bi itam mas nañ ko fi wax jàng foofu lu mat ñaar fukki at encore ak lu teg ñu bàyyi turi jaata bi di ko oowee Fodé loolu mooy andi deuxième tour bi mu tudd Fodé troisième tour bi moo di ne moom jaata ba mu jàngee ba am xam-xam tudd Fodé
ñib si en 1862 parce que moom mu ngi juddu 1821 oote si l'islam ba mu ootee si l'islam lu yàgg dégguñu ko mu ne bon comme oote naa dégguñu ma dinaa def jihaad ba mu defee jihaad si biir jihaad boobu ci di ko yóbbu biir île yi muy jihaad ba pare si île yi ñu oo ko Casamance dëkk région bu ñuy wax Sédhiou si boori dëkk bu ñuy wax Bunkiling ak Madina Fodé Kounda bañ ko fa oowee ñooñu comme mag la ñu naan Mama Fodé moo andi maa Fodé donc troisième tour baa ngi noonu mais ba muy def jihaad si île yi comme moom Gambie la doon jàngee ñi ko yóbbu foo Gambie sax di ay nijaayam foog nañ ne dee na ñoom ba mu dellu see ay taalibeem di jihaad si île yi foogu mënuñoo imaginer kooku ñu ne dee na moo dellu see ay taalibeem di tuubal nit ñi foog mënuñ ko imaginer ñu ne soose la soose boobu ñu yaakaar ne moo jóge Gambie di ñëw di jihaad si ñu ne tey mag ñi nga xam ne déggoon nañu turi Fodé Kaba Doumbouya yaakaar ne Fodé Kaba Doumbouya la ñu ne Fodé Kaba Doumbouya moo leen tuubal moo andi l'islam ci seen île yi alors que c'est toujours la même personne loolu moo andi turi Fodé Kaba Doumbouya muy ñeenteeli tur bi juróomeeli tur bi mooy ba mu defee jihaad boobu tuubal waa île yi dugal l'islam si île yi ut ay élimaan île bu nekk mu yónnee fa élimaan xam ne samp na l'islam bi léegi dafa solaat dàllam dem Mauritanie 1900 la dem xawdu ba mu yeggee xawdu jóge fa dem Tuwaysir te fekk fa Cheikh Sadibou en 1901 ba muy jógee Cheikh Sadibou ba ñu yàgg nekkee ni Tuwaysir te ba mu yàgg ñu dem sanc Nimzaat 1909 ba muy jógee Nimzaat en 1911 lañ ko commencé oowee Cheikh ba fii turi Cheikh bi ñëwul Cheikh ñu commencé koy wax Cheikh yokk si turam bi fi nekkoon mais comme moom ni ko Sidil Xayri waxee nit ku baax la woon dañ ko wóolu woon ku màndu la woon ñu koy oowee al amin loolu mooy andee Cheikh Fodé Lamine donc kooku mooy beneen tur bi mooy balaa muy jóge si jihaad bi soose yooyu foogoon ne Gambie ka fa jóge Fodé Kaba la bu ñu laajee taalibe yi ne leen waa yéen ki ngeen àndal Fodé mii muy dugal nit ñi si l'islam di xeex ak nit ñi kan la ñu ne Fodé mii de nkaramoo leen suñu sëriñ la ñu leen di oowee Fodé ñu koy oowee foofu Fodé karamoo Fodé mii ngeen ñuy laaj de ñu ànd ak moom muy jihaad nkaramoo leen ñu ne karamoo ba mu jógee Gambie ñëw Bettenty ñooñu ñoo ko njëkk a laajte ne waaw kii moom fu mu jógee Fodé mii kay nit parce que kilifa la woon ponkal la 2 mètres et quelque la woon donc mënul réer si biir nit ñi waaw kii ngeen Fodé mii ngeen àndal mooy kan ñu soose yi ñu àndaloon comme ñoom jàng ak xam-xamam ak baatinam ak ooleen si ñëw liggéeyal yàlla si jihaad rek ak ko booleen ñoom ak gëm ko ñu waa Bettenty yi jëm Dionewar ñuy laajte moom fan la cosaano parce que bëgg nañoo xam fan la cosaano nit ñaare bu la jaaxlee rek li ngay bokk na si li ngay fan la jóge ñu ne Maalong Fodé dung abota daaming Maalong ñu ne kii de Fodé Maroon la loolu moo andi Fodé Maroon Maalong ñu ne Fodé Maroon tur yooyu mooy tur yiñ ko yi gën a siiw si moom am na beneen tur itam bu siiw si moom ñu koy wax
Fodé Demba Ndoye. Ndoye. waaw. lu waral Ndoye bi. li waral Ndoye bi mooy comme ba mu jógee Nimzaat si Cheikh na Cheikh Sadibou. Cheikh na Cheikh Sadibou daf ne ko Cheikh Fodé yaa ngi ñibbi de di nëbbu xam nañ ne nag nit kuy nëbbu mais yàlla xamal nañu ñun Cheikh na Cheikh Sadibou ne nit yàlla dëgg nga son boo ñibbee fexeel ba buñ la suul fa ñu suul waa dëkk ba parce que buñ la suulee fa ñu suul waa dëkk ba bés dina ñëw mu andi problème parce que dinañ la mas a soxla. mu ñib si nag waa ili waa dëkk ba ne leen man de su ma fi jógee bu ma kenn suul si bàmmeel yi ñu ne ko fuñ lay suul mu ne topp leen ma mu dem ba 1/2 kilomètre du village si ron benn ditax mu ne bu ma dee na ngeen ma suul fii ditax si séeréer mooy Ndoye man xaw ma nuñ koy prononcer exactement mais ñoom mi ngi koy buñ koy am Ndoye la ñuy alors bu nit ñëwee nag di laajte ana nit yàlla boobu fañ lañ ko suul ñu ne Fodé Demba mu nga sa ron di tax ga ñu ne Fodé Demba ak Ndoye. moo loolu moo andi Fodé Demba Ndoye. mais santul Ndoye. Demba la sant walla Ndong parce que Demba mooy Ndong. Demba mooy Ndong comme ni Jara nekkee Njaay comme ni sant yu bari boo demee bopp ak jàmme benn sant bi ñiy sant Fay itam ak ñiy sant Faati benn sant bi la donc loolu moo andi tur woowu wante nag tur bi si gën a sonal nit ñi mooy Fodé Kaba Doumbouya Fodé Kaba Doumbouya bi moo gën a sonal nit ñi lu tax mu sonal nit ñi mooy Fodé Kaba Doumbouya déjà guerrier bu mag la bu ñëpp xam donc comme guerrier bu mag la bu ñëpp xam Cheikh Fodé presque booy xool tur ñiy dëkk ci île yi yàgg nañ koy xam depuis jamonoom mais pour mu siiw léegi turam a ngi gën a siiw léegi historien bi boo ne ko Cheikh Fodé mooy Fodé Kaba Doumbouya daf koy def tig daf koy jaaxal mais lan moo ko fi andi bon parce que ñun man suma nee naa tey li ma xam ci Cheikh Fodé Lamine Ndong 40% yi suma waajur bu góor moo ma ko xamal Sëriñ Moustapha Ndong moom moo jur sa waajur bu góor Sëriñ Moustapha Ndong Cheikh Fodé mii ñuy waxtaanee ko jur ma leeralal ko mbokk auditeur waaw donc suma source suma xam-xami bu néew bi ma am ci Cheikh Fodé Lamine Ndong 40% yi maa ngi ko jëlee ci suma waajur bu góor boobu Sëriñ Moustapha Ndong li ci des yi maa ngi ko jëlee ci waa ili mag ñi njëkk ñi ñii am 100 ans ñii am lu ko jege ñii dundam walla seen maam nettali leen ko fekkee jeexitalam la maanaam booy xool lu toll ni 30% fa la jóge muy 70% 15% yi mu ngi jóge ci naar yi shérif yi dëkk Mauritanie te seen maam dundoon ak Cheikh Fodé yeneen 15% yi ci des ñu ngi ko jëlee ci téere yi xam-xam yi xarale yi xew tey comme ñun bu ñu daan woote Cheikh Fodé Lamine Ndong am ñoo xam ne ci île yi dañ naan effectivement ñun de ki ñu tuubal mu ngi tudd Fodé Kaba Doumbouya am beneen île boo xam ne bëgguma fi tudd ay tur muy am lu muy frustration waaw ñooñu ñu ne ñun ñi ñuy tuubal Cheikh Mahfouz Aïdara bu Casamance la ñun ñu ne mais tiens commencé naka nañ suñuy maam waxee ne maa Fodé Demba Cheikh Fodé Lamine Ndong moo tuubal waa île yi dugal leen ci l'islam en 1868 la commencé mooy bataille boobu français yi di tuddee la bataille de Crocodile ba pare ñu naan ñoom Fodé Kaba Doumbouya moo leen tuubal ñu def ay recherche 15% ya ma doon wax ñëw recherche yooyu ñuy def mu won ñu ne Fodé Kaba Doumbouya benn masul teg tànkam ci île yi bon Fodé Kaba Doumbouya ba ñuy wax ne moo leen tuubal kan la
mooy Mafodé Demba Cheikh Fodé Lamine Ndong ñane Cheikh Mahfou moom moo leen tuubal si ili erreur ba ñu def xam nga nit ñaare ka nga bokkal boo sañoon du la gën da ngay jéem a uti fu sori dëgg la Cheikh Mahfou Aïdara toj nag sud Sénégal muy Casamance dugal fa l'islam mais yegsiwul si biir ili bu baree ba bari bétanti la war a yem benn kooku mooy premier raisonnement bi dégager Cheikh Mahfou Aïdara si ili Gànduli deuxième raisonnement bi koy dindi moom Cheikh Mahfou Aïdara bu Casamance ku ñépp xam parce que Cheikh Mahfou Aïdara Cheikh Aba ko jur Cheikh Aba Aïdara Mouhamadul Fadil la ko jur Baye Cheikh na Cheikh Saad donc Cheikh Aba frère yi Cheikh na Cheikh Sadibou la Cheikh Mahfou buy doomi Cheikh Aba bon Cheikh Aba doom la si Cheikh na Cheikh Sadibou dëgg la donc Cheikh Mahfou bu nekkee doomi Cheikh na Cheikh Sadibou nekk ak Cheikh na Cheikh Sadibou ak Cheikh Fodé Lamine Ndong mii si dëkk bu ñuy wax Touay Zirt sa Mauritanie de 1901 ba 1908 Cheikh na Cheikh Sadibou ne ko demal Sénégal fi ñuy wax le sud du Sénégal soxla nañu ku leen dugal si diine ju leer ji Cheikh Mahfou boobu dekk doomi Cheikh na Cheikh Sadibou te Cheikh na Cheikh Sadibou Cheikh Mafodé mii fekki woon Cheikh na Cheikh Sadibou si boppam Mauritanie dëkk bu ñuy wax Touay Zirt en 1901 Cheikh Mafodé magee na Cheikh Sadibou ñaar fukki at ak juróom-ñaar kii magee Cheikh na Cheikh Sadibou ñaar fukki at ak juróom-ñaar doomam buñ ne moo tuubal waa ili te kii may wax ba laa muy laata muy ñëw Mauritanie fekk na tuubal na ili yëpp y a problème certainement loolu mooy wax ci mais pourquoi les gens insistent sur Fodé Kaba Doumbouya damay wax toujours si ziar bi ñu koy defal Cheikh Fodé cheikh bi dogguma la sax waaye dama bëggoon ñëw foofu parce que ay tur yu bari muy Jaata di Fodé di Mafodé di Fodé Kaba Doumbouya Cheikh Fodé ak Mafodé Demba Ndoye waaw Fodé Karamo Mafodé Demba Ndoye waaw Demba Ndoye Cheikh Fodé Kaba Doumbouya ak Maroun Fodé Maroun léegi yéen ñi nga xamante ni yéen a yor ndonal te toogal ko fi ginnaaw yàlla ak yonent bi ban appellation moo officielle pour saa bu ñu ko waxee ñu xam ne diw mii la tey jii mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong mooy appellation bi nga xam ne tey moom la ñépp jàpp comme mu nekk turam bu officiel bu ñuy doxalee bu ñu koy oowee xam nga tur yu bari yi ma dellu si waaw bismillah tur yu bari yi boroom xam-xam yi yëpp d'accord nañ la ñaare ku la ëpp tur moo la gën a bootul moo la ëpp daraja am nañ ci ay tegtal moom tegtal bi si jiitu mooy yàlla si boppam ñu ne juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent la am bi si tegu mooy ngeen ji mbindeef bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Mustafa al amin Ahmad al amin Taha Yaasin maanaam nit ku baax ku nekk dañ lay dàkkantal loo xam ne sa jaar-jaar la wala sa jikko la wala sa melokaan la benn bu nekk di junj ci sa jikko bu nekk di junj fii ci tey nag ñun dañu comme ni nga koy waxee dañu bëgg a évacuer le cas Fodé Kaba Doumbouya incha allah pour ñu évacuer ko donc lan moo tax ñun suñu maam suma papa mi nga xam ne 40% masuma koo wax masuma tudd Fodé Kaba Doumbouya bu baree ba bare Cheikh Fodé ñamu xam ne bu dund naa ak ñoom Maba Jaxu la may wax Cheikh na Cheikh Sadibou ak ña ko jàngal Moustapha Dabo ci dëkk bu ñuy wax Karantaba sa Casamance c'est boori Sédhiou ñooñu lañ ñu daan tuddal ñun suñu recherche 15% yi moo ñu yóbbu suñu xam ne Cheikh Fodé Lamine Ndong mooy Fodé Kaba Doumbouya pourquoi pour les raisons suivantes ndax li ñuy bugg a wax nii waaw benn
mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong ñun si li ñu jàpp si mag ñi ba bind ko ne mooy date de naissance am. 1821 la ñuy ne 1818. 1818 1821. mais bi gën a siiw mooy ba ñu bind ko ñun nag si téere yi bind ko si xabroom sax. mooy 1821. moo gën a wér. moom la ñu jàpp ne moo gën a siiw. parce que histoire booy bindu turam xam nga mag ñi ni ñuy jëlee histoire. toujours boo xoolee mag ñu njëkk ñi. surtout kii nga xam ne mag la lool. yàgg fi lool. donc ci juddu bi. nga gis ne Fodé Kaba Doumbouya 1818 la juddu dans les livres. loolu tamit beneen tegtal la. muy benn tegtal. ñaari tegtal ko juddoo am na foo juddoo. bien sûr. tubaab yi seen téere yi ñu ne Fodé Kaba Doumbouya mu nga juddoo Bakel. Bakel gii. Bakel. ñu dem vérifier ñu ne bon mag kilifa itam boo koy recherche dangay xool fan la dee fan la génnee àdduna. ñu dem fa mu génnee àdduna ñu ne mu nga génnee àdduna Casamance dëkk bu ñuy wax Bunkiling. Bunkiling. foofu itam ñu dem vérifier def délégation parce que suñu problème léegi suñu manul liggéey bu toll ni li mu liggéey. dugal l'islam si île yi. nit ñi dugg si l'islam bi mu liggéey bu tolloonu ñu bugg koo xamal àdduna ñu koy bugg a xamal àdduna. bugg ñoo xamal ne seen maam jooju de am na ñu mu tuubal de wante ñun par exemple ñaari dëkk yi ma si gën a. waaw ñun Fodé Kaba Doumbouya te Fodé Kaba Doumbouya masul teg tànkam si île yi. bon rek y' a problème. waaw loolu moom. donc loolu moo ñu pousse ñu def recherche boobu. dem nañu donc fan la juddoo ñu ne Bakel fan la deewee ñu ne Bunkiling. ñu vérifié fa mu juddoo ñu gis ne kenn xamu ko fa. foofu ca Bakel. boo demee Bakel doo fa gis benn famille Cheikh Fodé Kaba Doumbouya. ñu continuer suñu recherche ñu gis ne Fodé Kaba Doumbouya ba mu juddoo Bakel si li tubaab yi nettali. waaw ba mu amee fukki at ak ñaar baayam dafa jógee Bakel toxu Casamance. tubaab bi bu la bëggee réeral xam na toujours question bi nga war a poser. waaw pour mu préparer réponse. waaw dëgg la. donc boo demee Bakel gisoo ko fa. parce que ba ñu demee Bakel famille Serigne yañ fa fekk. Kaba la ak Dramé. te ñooñu xamuñu ko. xam nañu Fodé Kaba. waaw mais xamuñu famille foofu. voilà bien sûr loolu laa bëggoon wax. ñu ne bon nag fa mu juddoo problème am na. mais ñu laajte bon lan moo war andi Bakel bi si juddoom si këyit yi. ñu ne la andi Bakel bi si juddoom si këyit yi. mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong ba mu paree jihaad si ili Saalum yi. dafa am joolaa bu ñuy wax Bakary Badji am ñu ne déedéet tuddul Bakary Badji Souleymane Badji la tudd. bu nekk Casamance bu ko dugg si l'islam am waa dëkkam ñii ñu ne soose yi la ñii ñu ne joolaa yi la ne doo ko fi jullee mu dégg Cheikh Fodé Lamine Ndong liggéey ba mu liggéey si île yi mu yónnee si moom ne ko kaay nga jàppale ma parce que man dama bugg a jaamu yàlla fii dugal fi l'islam mais j'ai problème. looloo tax ba mu paree si île yi dafa dem Casamance Cheikh Fodé Lamine Ndong wala ba ñu tuddee ko foofu Fodé Kaba Doumbouya. waaw ba mu yegg seen rek. Casamance. def fa jihaad jàppale Souleymane Badji boobu. soose yeeg joolaa yi dégg baatinam. na Maba Jaxu déggee woon baatinam ba yónnee daan yónnee frère am si moom. kon amoon na ay relation defe naa waxoon nga ko fi ay relation yu étroite ak. Maba Jaxu yu wóor kay. yoo xam ne Cheikh Fodé bu Maba daan dem jihaad fenn fu mel ni Paoskoto. daf daan yónnee taalibeem ñu dem jàppale ko lu ko xamal. lu ko xamal ne Maba ngay jihaadi. Paoskoto. ñu koy wax xeexi Pathé Badiane. te ka fa demoon Cheikh Fodé yónnee ko ñu ngi tudd Ousmane Diouf. Alaaji Ousmane Diouf moomu. sëtam tey mooy chef du village yi Diogaan. loolu leer na. te ba mu demee dañ ko fa jàmbal. mu ñib si ñu ne ko Alaaji Ousmane bal bi ñu la jam si pooj nag doo ko dem doo dem Foundiougne wala nga dem Joal faji ko balaa mu lay yóbbu àllaaxira mu ne awzu billaahi
man Cheikh Fodé dina ma yónnee ma dem jihaad jàppale ji Maba Jaxu ñu jam ma bal ñëpp xam nañ ne jihaad ku si dee àjjana ngeen bëgg ma ko iñaane pour ma dindi ko maa lànk noonu la ko gardé ba dee moom ak Ousmane Diouf donc kooku du lu ñuy laam-laam dëgg la mais maa ngi si Fodé Kaba waaw ba tey ba mu demee Casamance jàppale yu Souleymane Badji boobu ak bu ñii ne Boubacar Badji Souleymane Badji bee gën a siiw waaw nit ñi jaaxle ni waaw góor gu màgget gi am 60 et quelques années di jihaad ponkal mi nangam yàlla may ko baatin bi mu ko may nañu dem soosey nañ dem mu defaral ñu si baatin bi ba ñun tam ñu mën a def li muy def soosey dem suba gi ngoon gi joolaa yi ñëw la def la même chose ñoom ñaar ba ñu tasee di xeex ñu gis ne kilifa joolaa yi kenn deewul kilifa soose yi kenn deewul soose yi dellu si Cheikh Fodé ne ko waaye yow ñun ñu si seetlu nañ ne kilifa lii histoire ba mu jeex mu ne leen yéen da ngeen xëy ñëw si man ma defal leen la ma leen defal laa defal joolaay soose yi ñu ne ñun dummu demba yaaleti loolu moo andi dumbu yaa ñun dummu demba yaaleti maanaam lii de mbiri ndongeen la waaw demba si soose mooy ndong comme nga ne lii de mbiri njóobeen la waaw wala mbiru njaayeen mbiri njaayeen la fàttewoon naa ne jóob nga sax donc loolu moo andi dumbu yaa ba lan moo andi ne ñu ngi juddoo Bakel ña dëkk Casamance ak tubaab yi parce que Cheikh Fodé Lamine Ndong wala Fodé Kaba Doumbouya bañ ko waree rey bugg koo rey anglais yi français yi ak Pël Fuuta yi Moussa Molo ñoom ñett a combino pour rey ko Sédhiou Bunkiling googu ma doon wax léegi ba ñu gisee kawteef yooyu si moom ak njàmbaar googu ñu ne waaw kii moom fu mu jógee parce que cosaanoo wu fa waaw gis nga île yi cosaan a nga fay posé wu Casamance cosaan a nga fay posé wu loolu mooy suñu problème ñun parce que pour dëgg la ñu ne waaw kii fu mu jógee soose yi ànd ak moom parce que ñi ànd ak moom taalibe mi ñëpp soose lañ presque soose yi ànd ak moom ne abota baakeloolutu kii mu ngeen di laaj fan la jógee ñëw di jihaat fii si Casamance de mu nga jógee si géej gi dex ga baakeloo moo andi baakel moo tax tubaab yi ne baakel la jógee abota baakeloolutu mu nga jógee sa dex ga mu nga jógee si biir géej ga waaw abota baakeloolutu un enfant du fleuve waaw abota comme mu nga jógee waaw baakeloolu tam mu ngi jógee si géej ga waaw si xeex ci ndox ma daal keloo mooy xeex mooy jihaad abota mu nga jógee si géej keloo xeex ba xeex yi géej ga loolu moo andi turi Bakel pare nañ si Bakel waaw dëgg la ñu ñëw nag fa mu dee fa mu génne àdduna Casamance moom Fodé Kaba Doumbouya mañ ko foog ñu yónnee fa délégation parce que tey seeti Cheikh Fodé Lamine Ndong Eliman la Casamance Ziguinchor ñu koy wax imam Lamine Ndong waajuri imam Lamine Ndong boobu mooy suñu xalif bii dee daaw ji kon doguma la dafa am njaboot Casamance am ka tamit ci île yi waaw bu mag sax ñu yónnee fa délégation ñu seeti famille Fodé Kaba Doumbouya ba ñuy dem ma ne leen man de li ma gën a doon bu ngeen demee di waxtaan ak ñoom dañu dégg ne Fodé Kaba jàmbaar la woon l'islam la doon liggéeyal ñu bëggoon a ziyaare ji ñu ñëwoon di ko ziyaare si ñu dem Bunkiling non ñu ne leen balaa ngeen di dem Bunkiling xalifaam baa ngi fii biir Ziguinchor dem leen ngeen seeti xalifa Fodé Kaba Doumbouya ñu dem seeti xalifa ba ñu dañ bëgg a ziyaare ji Fodé Kaba Doumbouya ñu ne leen Fodé Kaba Doumbouya amul bàmmeel donc juddu ba faussé na juddu ba li andi Bakel ba wax naa ko ak vérification ba mu des fa mu la dee fan la génne àdduna ñu dem si njabootam yi nekk Casamance ñi sant Doumbouya foofu seen xalif imam Lamine Ndong
dem seeti ko ak ñi mu àndal ñooñu ne ko ah kooku de ñoom itam te yoon la. ñu ngi tiitaroo ne. te c'est normal. waaw ñu ngi tiitaroo ne Fodé Kaba Doumbouya de la dal Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko dal amul bàmmeel. dafa disparaître dafa ni menteñ. ba Gambien yi defee déléga Pombine Boré ak français yi ak waa kër Moussa Moro pour rey ko ba ñu ñëwee attaqué leen dañu wër kooram gisuñ ko parce que Cheikh Fodé Lamine Ndong mënul réer. nit kuy def 2 mètres et quelque. waaw boo gisee rek da nga koy xàmme. waaw ñu wër ko ba sax nu gisuñu ko comme gisuñu ko ñu ne dafa disparaître comme ni Cheikh Omar Foutiyou Tall disparaître. maanaam kenn xamul fu mu nekk. donc juddu ba posé na problème. dee ba génn àdduna ba. posé na problème fan la ko defee. mais la ñu xamul. loolu ban année la. c'est en 1900. net 1900. 1900 Cheikh Fodé ban année la dem Mauritanie c'est en 1900 donc ñoom bañ naan Cheikh Fodé dafa disparaître moo tax mën nañoo gis kooram. booba la dem Mauritanie. waaw dëgg la. dem xawdu dëkk bu ñuy wax xawdu. Mouhamadul Fadil moo fa nekkoon bàyyi Cheikh na Cheikh Sadib mais ba Cheikh Fodé di dem fekk na mu génn àdduna. moom Cheikh Mouhamadou Fadil. Mouhamadou Fadil en 1900 fekk na mu génn àdduna. Cheikh Fodé xam naa dafa yegg xawdu. yàlla ku fa yóbbu. wala guerre bi mu jógee moo tax mu dem uti fu gën a sori. wala tubaab yee ko rëcc rawal. bëgg ko faa exiler comme ni ñuy exiler moromam yi. parce que encore une fois même période bi. ñu yóbbu Serigne Touba. Mauritanie même période boobu la Cheikh Fodé dem Mauritanie. c'était la période des exilés. Cheikh Fodé ngi dem Mauritanie 1900 gisanteeg Cheikh na Cheikh Sadibou 1901. Serigne Touba dem ñu yóbbu ko Mauritanie moom bosam wóor na. ñu yóbbu ko Mauritanie exilé ko fa en 1903. donc ñaari at la rawanteeg Cheikh Fodé ak Mauritanie. donc même période yi exilé nit ñi la kilifa yi nga xamoon ne dañu tubaab colonisateur yi dañu jàpp ne ñu ngi créer fitna si dëkk bi. mais loolu wóoraguñu. waaw la ñu wóor daal mooy suma papa personnellement. sumay waajur. suñuy maam. la ñu xam mooy Cheikh Fodé ba mu paree jihaad dafa dem Mauritanie te ba mu demee Mauritanie Cheikh na Cheikh Sadibou la taseel ba mu tasee Cheikh na Cheikh Sadibou Cheikh Sadibou moo ko seexal ba 1911 mu ne ko Cheikh Fodé dellul yeggali sa liggéey. defe naa waxtaan bi tey am na solo lool parce que xam na da ngay bañ mu confusion sax waaye amoon na ci appellation yi ci dañ koy woowee tey jii defe naa képp ku dégg émission bi war nga xam ni tur yooyu yëpp ci Casamance ci île yeeg ci yooyu yëpp maanaam benn nit ki la. c'est ça Cheikh Fodé. waaw benn nit ki la waaye nit ki ni histoire am tëddee tax na ba tur yi ñu koy wooyee fii lii di ko wooyee fële la ndaxte dafa dajeeg ay xeet yu bare te ku nekk ak ni ngay wooyee sëriñ ñi naan Karamo ñi naan Fodé ñi naan nangam te yëpp presque di signifier la même chose en plus tamit comme dafa nekkoon ci période de guerre de confrontation et ku ne xam na tactique militaire il ne faut pas se dévoiler maanaam du foo toll rek nit ñi xam ne yaa ngi béréb sàngam. parce que jamono yooyu dafa nekkoon jamono yoo xamante ni boobu ci kilifa parce que comme ni nga ko tuddee léegi kilifa yu bare dañu leen a faagaagal. donc yooyu yëpp daal tey daal bëggoon nañu lever équivoque bi te yaakaar naa ni def nga ci jéego gu am solo moo ne Fodé Kaba waaw Fodé Kaba Doumbouya Diatta Fodé Kaba Doumbouya ak Cheikh Fodé Karamo. Fodé Maron Fodé Demba Ndoye Cheikh Fodé Kaba Doumbouya yooyu yëpp maanaam benn nit ki la. c'est ça loolu moom war na leer ñëpp. c'est ça waaw xam naa nag temps bi mi ngi ñu commencé xoj. te am na yeneen poñ yu ñu war a développer. xam naa dama ciy ñëw. léegi bon xam naa ni lële sax moom des na tuuti. waaye daañu ci gënaat ñëw bu soobee yàlla. léegi moom dafa am lu ñuy wax ziar buñ koy defal at mu jot. foofu ci jógaan man sama première question xëy na waxuma ko woon ci biti sax mais est-ce que fa mu jóge
muy lu mel na Casamance lu mel na Gambie feneen fi nga xamante ni def na fa waaw Mauritanie feneen fi nga xamante ni def na fa jaloore te am fa tur ndax am na benn genre ziar wala dara duñ ko fay defal déjà. waaw balaa may tontu sa laaj bi. mooy dañu jéem a dindi équivoque si turi Cheikh Fodé Lamine Ndong ak yeneen tur yi. yaakaar naa wax nañ si lu nit mën a dégg. mais itam am na leneen lu si war a yokk moo di ne nit soo koy wooteel ba di ko defal ziar. war nañoo xam jaar-jaaram yooyu ndax am na trace mooy li ngay laajte rek. trace yi mooy effectivement 1842. boobu mu ngi am ñaar fukki at ak benn. dafa ànd ak ay nijaayam dem nooraani comme ni ñoom ngi koy lébu yi di def. nappkat yi. ba ñu nooraani jee Gàmbi moom mu gis ku fay jàng alxuraan mu jaral ko mu pexe ba nijaayam ya mu àndal foog ne dee na. waaw loolu sax dama ko defoon poñ boo xamante ni dama ci waroon ñëw spécialement. waaw bon nag ma dellu si sa laaj bi. waaw boobu dinañ ci ñëw léegi spécialement ziar bi. bu ma dellu si ziar bi moo di ne. effectivement Cheikh Fodé. dañ ko daan ziar ba mu génnee àdduna en 1914 ba léegi. mais ziar yooyu. ziar yi soxla la. xam nit ki ni tey jóge fale Gàmbi ne damay seet Cheikh Fodé la ziar si ñu ne ko xabroo ma nga fale si ndooy ga mu dem ziar ko non c'était des ziar personnels individuels spontané c'est avec le temps que c'était Cheikh na Cheikh Sadibou bu ñuy wax Chérif Bounana Aïdara di xaleen temps yooyu nekkoon xalif général xaadiri yépp décidé ne dafay ñëw jogaan ci xabru Cheikh Fodé Lamine Ndong bi ñuy bugg a defar pour teg première pierre bi parce que xam na Cheikh Fodé Lamine Ndong lan la seqoon ak maamam Cheikh na Cheikh Sadibou. xeer. parce que Chérif Bounana. seti Cheikh na Cheikh Sadibou la parce que Cheikh Talibou seti Cheikh na Cheikh Sadibou la. parce que Cheikh Talibou ya moo jël Chérif Bounana. Cheikh Talibou ya Cheikh na Cheikh Sadibou jur ko. donc Cheikh na Cheikh Sadibou bu sante Cheikh Fodé. yaa ngi nii di ñibbi en 1911. mais bul boo demee xam naa ne ku mën a nëbbu nga mais bul nangu ñu suul la si bàmmeel ya kurus gi itam maa la ko jox man Cheikh na Cheikh Sadibou. ndax teen ba nga ma gasal tuway ziqt parce que daf ko fa gasal teen. moom daf ko fa gasal teen. Cheikh Fodé Lamine Ndong mii dafa gasal Cheikh na Cheikh Sadibou teen dëkk bu ñuy wax tuway ziqt. Cheikh na Cheikh Sadibou bind si woy bu neex bu am solo bu yenu maana di si wax ne bi'ru tuway ziqt daarul yumni wal baraka inshaa man qaddara sukuna wal haraka badaytuha malja'an lil mu'minina walam tazal manafi'uha fi dahri mushtaraka hada tu'amminuhu wa dhaka tut'imuhu wa dha tu'allimuhu mal mustafa salaka fa hadhihi niyyati wallahu ya'lamuha wal mar'u yujza bima nawa walaw taraka lii Cheikh na Cheikh Sadibou moo ko mooy Cheikh Fodé si teen bi mu ko gasal Nimzaat mais pardon du Nimzaat c'est teen bi mu ko gasal tuway ziqt mais yemul si woy ba dafa yëkkati kurus ba mu ne ko demal ñibbi yeggali sa liggéey jox ko kurus ne ko Cheikh Fodé mu ne ko mu ne ko dangay nëbbu wante kurus gi comme xam naa ne yàlla defal na la lam la defal ba pare mais man kontaan gi ma kontaan si teen bi nga ma gasal tuway ziqt yàlla xamal na ma ne kurus gi ma lay jox koo si ñaanal ndox dina génn ndox mi nga ma génneel si teen ba dina génn si kurus gi te bu génnee rek ka nga ñaanal aajam faju na Sénégal bari na boromi xam-xam lool mais rare ngay dégg kuy ñaanal nit
yéen kurusam ndox di si génn mel ni robinet. waaw loolu moom kéemtaan loolu la ko yàlla may. loolu kéemtaan ndax loolu mu gasal Cheikh na Cheikh Sadibou Touré Zept. est-ce que. donc Cherif Bounana loolu la xam. ba mu ne moom mooy ñëw inauguré si xabru Cheikh Fodé Lamine Ndong bi nga xam ne tabaxal nañ ko ko nouvellement en 2012. mu ñëw inauguré ko ku xam Cherif Bounana. xam ne en 1912 toog na lu ëpp fukki at dematul sax yóbbu xaymaam ndax màgget. Sidil Xayri la ko dénkoon. 2012. 2012 waaw 2012 dama juum. waaw 2012. 2012. ko xam Cherif Bounana xam ne en 2012. mënatul dem fenn. waaw màggee woon na mais Cheikh Fodé Lamine Ndong moo ko jaral. mu dugg si biir gaal yi. sapeur pompier yi sécuriser ko. mu jógee Diofior ñëw nangaan Sambu jël gaal ba Jogaan ñëw inauguré xabru ba wax fa lam fa wax. mais lam fa wax la sax gën a am solo. mooy borom xabru bii. di waliyu yàlla. di xutbu zaman di jaahid ànd ak Cheikh na Cheikh Sadibou bu am ngërëm maa ngi leen di xamal ne. bu ngeen ko dul ziyaare chaque année da ngeen di perte. da ngeen organiser ziar bu ngeen koy ziaral chaque année loolu moo andi léegi li ñuy tuddee ziar officiel. 1912 la commencé. boobu ba léegi chaque année ñu organiser ko ziar tabaarakalla chaque année day évoluer. tabaarakalla. kay jërëjëf Cheikh Fodé defe naa ne loolu leer na kon bu ñu ngi ci 5e édition bi passé nii bi passé ñu moo 7e édition très bien. léegi nag comme waxtu bi daf noo xooj xam nga île boobu nga wax noonu muy Diogaan accès bi yombut ndaxte wax nga léegi say biiri wax île la te it amagul pont amagul dara te comme ay citoyens sénégalais dañ koy soxla di fa dem pour di ñaan ak di ziar seen sëriñ yoon la ci état bi mu sécuriser leen yoon la ci état bi buñ fa dajaloo lañ fay soxla te mënut a ñàkk muy le minimum mu leen koy defal. loolu su fekkee amul ndax loolu laa njortu su fekkee amul lan ngay lancer à l'endroit des autorités pour que ñu taxawu Diogaan pas taxawu Diogaan Diogaan waaye taxawu citoyens sénégalais yi jógee partout au Sénégal ak partout dans le monde di ko soxla di fa daje comme yeneen bérébu diine yi. waaw c'est une question la boo xam ne am na solo. li ñu mën a wax mooy. soxla yooyu ñu nga fa. tey. chaque année le dernier samedi de chaque mois de décembre. dañuy def ziar bi. ziar boobu ña siy dem bari ñuy jóge ba Gambie comme yow laa doon laaj Gambie. ñuy jóge Casamance. ñuy jóge sax Italie. ñuy jóge France. ñuy jóge Amérique. comme ñoom it Adama Tall ak ñooñu. ñëw di ziar si. ñu créé itam benn mouvement boo xam ne c'est pour encourager liggéey bi ñuy def nii. ñu tuddee ko l'association des petits-fils de Cheikh Fodé Lamine Ndong. jubluwuñu si juddu. dañ doon utu tur rek jox ko maanaam képp ku gëm ne li ñuy def jar borom ki ñu koy defal jar na ko rek si nga bokk. dëgg la. parce que tey boo demee si biir association ba ña say yëngatu. 2 tiers yi rek ñooy sëtam. beneen tiers bi ay nit ñu gëm li ñuy def la ñu ñëw fekk ñu si donc sa lañ bokk. donc am nañ fa ay besoin comme pont. ton. am nañ fa ay besoin comme moyen de transport maritime. am nañ fa ay besoin comme ndox. am nañ fa besoin comme courant. am nañ fa sax besoin réseau téléphonique. parce que dafa isolé. parce que boo jógee Jifeer jëm Diogaan. tu fais 1h30 dans les pirogues. donc boo yeggee Diogaan léeg-léeg da nga naan tu es coupé du monde bu may dem Diogaan ziar ba wala leneen lu mel noonu toujours ña ma amal àdduna dama naan leen bu ma demee de dootu leen ma dégg ndax ñàkk réseau. donc yooyu am na si lu état bi def. li si état bi def ka néew mooy. pas que néew la moo ka néew daf ma rëcc. dafa état bi def. mooy. te mu am solo. ma may rectifier. waaw dëgg la mooy andi nañ fa
courant même ba fekkee ne courant ba fi mu nekk sonn na ba ñu ngi koy renouveler semaine bi maa ngi dégg ne ñu ngi koy renouveler. mais la gën a am solo. te ba ñuy Cheikh Chérif Bounana mi ma doon wax léegi ba muy ñëw Diogaan en 2012. ku ne ma woon dans 2 ans dina fa am ma ne la du dangay gënt. te mu am fa. mooy léegi Diogaan dangay ubbi sa robinet. muy xelli. muy xelli di ndox mu neex. alhamdulilah. bu jógee ba région de Thiès. traversé île yi traversé ndox mi. ñëw ba si île yi ñëw ba Diogaan. man tey sagari kër gi fa am maag suma njaboot. ça fait même pas 3 mois laa andi compteur bi suma biir kër. donc nga xam ne ndox am na. mais nag mu des ponton. on a un problème parce que nit ñi boo ne pont ak ponton du benn. pont mooy luy. man mii sax xaw ma luy ponton. waaw pont day jóge fii. fu am suuf jëm feneen fu am suuf jéggi dara. waaw. ponton nag du jéggi moyen la pour boo buggee dugg gaal nga jaar si. pour parce que sinon boo ko deful balaa ngay dugg gaal da ngay dox si biir ndox mi ba sa ndigg. dëgg la dëgg la. ñun dañoo soxla ponton. jaxanoor. maanaam jifeer. te ñu ngi siy am yaakaar parce que maire ba. Louis Seck. ak Jean-Maxime bi nekk présidence de la République muy xale bu baax. maa ngi koy tuddee xale parce que mën naa ko jur. presque parce que moi j'ai 70 ans. donc ñooñu def nañ fay effort. effort yooyu nag doyul. parce que courant boobu bu fekkee ne sotti na. mu des nag réseau. téléphonique réseau amuñu pont amuñu ponton. ci gàttal daal modernisation des cités religieuses te autorités yi ngànk ka ti ko def ci dëkku diine yëpp war nañ koo def foofu. waaye nag dernier point bi ndaxte maa ngi bëggoon ñëw ci esprit de sacrifice bi Cheikh Mame Fodé Lamine Ndong def ngir obtention du savoir de la connaissance ndaxte xam naa dina nekkaat beneen poñ incha allah bu nu yàlla mayete dinaa la ci waaye réew mi fi mu ne nii dafa nekk ci période bu sensible muy période de campagne électorale te wax dëgg yàlla jàmm rek la ñuy ñaan ndax it élection yi fi weesu yëpp jàmm rek a fi mës a am. ñu koy yaakaar nag ci yéen kilifa diine yi parce que dégg nañu porte parole xalif yëpp maanaam wax nañu jëmale ci dañu bëggoon nga wax ñu yow it baatu jógaan naka la gisee situation bi actuellement nii ci réew mi xam naa ñu tëjee foofu incha allah def dernier mot te tëjee foofu nga defaale dernier mot. arab yi dañ ne al insaanu ibnu biatihi nit ku nekk doomi milieu ba nga nekk doomam nga doomi jamono jo itam nga li may bugg a wax itam ma bugg a leeral ne parce que nit ñi ñaare boo waxee rek ñu am fuñ la jéem a féetale man ambassadeur Mame Fodé Ndong parce que damay jaar ci titre bi pour mu neex a vérifier ba ma juddoo ba fi ma toog ma suma milité ci parti politique donc bu ma wax damay ragal wax ñu foog ne dama féete fii walla féete faa dé bu njëkk ba daa ma wax milité dafa naan wax du ma politique mais du ma politique du jubul. ma fàttali ni yow yaay porte parole famille Diogane. famille bi alors lii xew tey. lu si waay wax rek da ngay yokk walla nga defar. mais ñëpp wax nañ si. te kenn mënu fee andi lu bees nag. te la ñëpp wax mooy jàmm lañ bëgg. jàmm jooju. buñ ko delloo ci l'islam. l'islam ci boppam jàmm la tudd. ba bu toddee jàmm ka nekk jullit tudd jàmm. al islaamu jàmm la. parce que soumission lay signifier. te soumission ci kan ci yàlla. te yàlla xamal na la nag ne man ku def soumission ci man da nga war a oote jàmm. pourquoi nga war a oote jàmm parce que al fitnatu naima fitna ngay nelaw la yonent bi wax. yàlla ci boppam ne al fitnatu ashaddu min al qatl. fitna moo gën a métti sax rendi. mën nañu moytu fitna. yonent bi ne fitna ngi nelaw bu ko kenn yee. yàlla rëbb na képp ku yee fitna. donc ñun jullit bi amuñu beneen référence bu gën yàlla muy alxuraan ak yonent bi.
moo tax ñun ñëpp dañu war a oote si jàmm. ba jàmm am fi. xam nga yàlla dafa am solution bu mu ñu jox. nee na bu ngeen xëccoo. am na point boo xam ne su ngeen fa yeggee wa in tanazaatu na ngeen ko delloo yàlla. dëgg la. faral tuub bu am na foo xam ne bu ngeen fay. parce que nag cappaandaw la yàlla la. dëgg la yàllaay fal mooy fal. yàllay joxe xam nga dafa am lu ma dégg nit wax ko ne yàlla du fal. nit ñi ñooy fal ak seen carte. du ma ko wéeti. mais yàllay joxe. waaw dëgg la de. tuutil mulka. liman tashaaw. dëgg la. wa tanzaul mulka min man tashaaw. mooy joxe. lu fal de yorul carte yàlla yorul carte. di dugg si bureau yi. donc nit ñi ñooy dem fali. mais bul Sénégal yëpp duggoon si bureau bi. ñëpp votel Djibi Diop. te yàlla moom mooy fal. yàlla mooy joxe. du tax Djibi Diop jot ca. yàlla buy joxe Djibi Diop la koy jox. dëgg la. loolu soo ko xamee nag xam nga dafa am conclusion. sincèrement c'est important conclusion bi mooy. xam nga coow lu bari lii yëpp. su ma gis-gis man. Sénégalais boo gis xam na ka muy woteel ba pare. ndax jeex na tàkk waaw. jarul saagal. jarul waxante man mii wax ak yow. xam naa ka may woteel ba pare. yow mii wóor na ma ne xam nga ka ngay woteel ba pare. campagne yi Massamba ak Mademba du tax nga changé. donc loolu su ngeen ko nit ñi démb maa ngi déglu jàkkaarloo wax ju mel noonu feeñ na fa. mooy nit ñi Massamba woote na ak Mademba woote la ak di way campagne. yëngalu leen. pare nañ ba pare jàpp nañ ko ñuy woteel ba pare décidé nañ ko ba pare lu maay mën a wax noonu lañ koy defee. kon daal nañ dem ci jàmm woteel ka ñu bëgg dellu si jàmm. woote jàmm te dox jàmm. loolu la famille Diogane wax. jërë ngeen jëf ñoo ngi yéen a ngi doon déglu seen émission clé en main tey ñu dalaloon fii Cheikh Mafodé Lamine Ndong kon ba samedi prochain incha allahu rabbi jërëjëf ambassadeur.